naan wooy ndool gi ci réew mi Sénégal gi réewum jàmm lay liggéey leen te bàyyi coow li bàyyi xiiroo te bàyyi ngaayoo askan wi lool la ñuy xaar ci yéen. gannaaw ba leen nuyoo bi nga xam moo gën a sell ci nuyoo yi mbokk yi amati nañu mbégte gu rëy di dellu siwaat ci seen émission bii di jàkkaarloog askan wi. jàkkaarloo askan wi comme ni ma koy faral di waxee émission la boo xam ne nii yéen askan wi yéen a ko tax a jóg dañuy sol suñuy dàll fekk leen ci seen biiri gox wala sax ñu fekk leen ci seen biir barabu liggéeyukaay dajale leen waxtaan ak yéen ci seen i jafeñ-jafeñ su ko defee ñu jéem a xool pexe ak yoon yi ñu war a mën a jaar ba jëm cee indi saafara. tey jii nag seen émission jàkkaarloog askan wi dafa seqi ay jéego ñëw ci gox bi ñu naan Kamb Kër Mbay Fall wuy si fi collectif de la coopérative des travailleurs de l'hôpital Le Dantec ñoom ñooñ fi wootee ñu wuy si leen mu nekk nag ay liggéeykat yoo xam ne nii daanaka la ñuy dund jamono ji mënees na koy méngale ak dund gu wereyaan li tax ndax képp koo xam ne ab liggéeykat nga sa yéene ak sa bëgg-bëgg mooy bu ëllëgee nga am foo xam ne daa nga fa mën a sutaloog sa njaboot ñu am ay titre foncier yu leer am ay droit réel lu leer ay kilifa yoo xam ne ay kilifa lañu yooyaay jaay leen doole nangu seeni kër waaye du ma ci sori ndem wolof yi dañu ne tungu ni teew ñett ci ëkk ci plateau bi maa ngi fi nekk ak ki nga xam ne nii moom moo di Abdou Ndoye moom mooy président collectif bi Abdou Ndoye asalaamaaleykum. maaleykum salaam Seydina. ma bàyyi nga nuyoo mbokk yi lay seetaan jamono ji. donc ñu ngi nuyoo askan wi yëpp jiital ci xalif généraux yi teg ci autorité yi nga xam ne ñoo jiite réew mi bopp bi di président Macky Sall suñu président nuyu liggéeykatu hôpital Le Dantec yëpp jigéen ñi góor ñi directeur hôpital bi na ca bopp ba di Babacar Thiandoum ñu ngi koy nuyu di nuyu ñi nga xam ne moom la bokk liggéey yëpp ci direction hôpital Le Dantec. waaw ñu jël kàddu gi aussi ci plateau bi maa ngi fi nekk ki nga xam mooy di soxna Anta Niang moom mooy trésorière collectif bi kon soxna Anta Niang ñu bàyyi la nga nuyoo. asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi nuyu yéen ñëpp kenn ku nekk sa tur ak sa sant di ziyaare ñëpp di balu àq ñëpp di baal àq ñëpp te xam ni lii ñu dal nii lu metti la lii ñu fi dajale nii lu metti la loo xam ne nii yàgg nañ koo bëgg di ko yàgg a sàkku tey nag la ko yàlla di door a dogal mais ñu ngi massawu ñëpp di massawu góor jigéen parce que yëf yi yàgg na metti na waaw kon boog ma bàyyi ba ci kanam après nañ jël si waat. jërëjëf kon mu doon ay kàddu yoo xam ne ñu ngi ko nangoo ci kii di soxna Anta Niang ci beneen waat bi maa ngi fi nekk ki nga xam ne moom moo di Marcelin Lima ab syndicaliste la Marcelin ñu bàyyi aussi nga seet nuyu mbokk yi nga xam ñoo la seetaan jamono ji. voilà maa ngi nuyu ku nekk sa tur ak sa sant ñu ne man syndicaliste la donc vraiment travailleur yi fii daje tey doonoo am métit am nakar parce que dugg ci coopérative d'habitat plus de 18 ans lépp lu nga xam ne war na ci wàllu kayit nga mëtale ko munoo jot sa terrain am nit nga xam ne ñu ngi féete feneen ñëw di lay jaay doole jël say moomee loolu neexul donc ndaje bi tey danañoo faram fàcce lépp lu nga xam ne moo tax ba mënoon a jot suñu terrain. jërëjëf Marcelin Lima kon émission bi kon Abdou sama laaj bu njëkk ci yow laa ko jëmee da ngeen mettre sur pied benn collectif duppee ko collectif de la coopérative des travailleurs de l'hôpital Aristide Le Dantec ndax mën nañoo xam lan moo leen motiver ba ngeen taxawal collectif bu ni mel. waaw jërëjëf Seydina la ñu motiver ba ñu taxawal collectif mooy bépp liggéeykat am njaboot bëgg nga foo dugal sa njaboot bëgg nga li ñuy wax kër yàlla def en 2003 ñu am sababu créer benn coopérative boo xam ne dañ ko créer ci nañ ko war a créer assemblée générale gouvernement bi reconnaître ko jox ñu ay këyit woon ne coopérative bi nangu nañ ne mën a sàkku suuf ci Sénégal pour am dëkkuwaay bi loolu amee gouvernement Sénégal lañ njëkk jokkonteel bindanteex ñoom ministère de l'urbanisme c'était du temps du ministre Seydou Sy Sall moo nekkoon ministre de l'urbanisme ba ñu bindee yoon ñu convoqué ñu réunion ca direction de la ZAC ñu dem ca réunion ba ñu xamuñu ne Dakar de moom suuf yi ci état bi mën a joxe ci ZAC jeex na xanaa ngeen bu leen bëggee ZAC de Thiès ñu jox leen
ñu ne leen ñun mënuñu dem Zac de Thiès parce que Dantec la ñuy liggéeyee liggéeykatu Dantec yi mënuñu xëyee Thiès di liggéey si Dakar si loolu la ñuy jógee nag suñu tànk bopp bureau coopérative bi ak ñu ñuy jàppale yëpp di ut suuf suñu dëkk ci Ndakaaru ba yàlla indi ñu fii ñuy wax kàmb ñu jëflanteex mairie ville de Pikine parce que fii moom moo ko defar maanaam moo leen jox site bi. site bii mairie moo ko lotissé defar ko mairie ville de Pikine bi loolu amee ñun li ñu ci jox dañuy jënd parce que promoteur bi doon liggéey fii ak cabinet géomètre bi maire bi dafa am loo xam ne famille yi moom fii ñu ngi fii famille yi ko moomoon ba ñu defee seen lotissement dafa am loo xam ne maire bi moom moo ko moom ak les géomètres ak promoteur bi doon defar fii loolu nag ci la ñu jaay wàlla Dantec muy jaay bu leer aussi parce que ñun duñu dugg ci lu lëndëm dem nañ fa ñu war a dem impôt et domaine cadastre dem gouvernance de Dakar temps boobu gouverneur beneen gouverneur fa nekkoon ba ñu jox ñu aval ne mun nañ dugg ci lii ñu dugg ci jot suñuy këyit yi nag dafa commencé délibération ñu yóbbu ko impôt et domaine yu nekk Géejawaay ñu régulariser ko mu nekk bail état bi titre terrain mu titre foncier 13 74 71 BP département de Pikine donc ñu jox ñu ay bail ci titre foncier boobu ñu ne ñu da ngeen demaat fayaat bail foofu ñu dem Pikine liggéeykat bu ne fay la mu war a fay pour am baayam ñu téye suñuy këyit bañ leen di jaay terrain yi ndax mën nañoo xam si ñaata hectares lañ leen jaay yéen fii 10 hectares yu teg la tuuti 10 hectares 800 xaw ma lan sancaar mais seen coopérative bi 10 hectares yëpp la jël wala dafa am benn partie bu ñu ci jël non dafa am partie buñ ci luñ ci am ñun dafa am loo xam ne ay famille ñoo ko moom famille yi ñu ngi fii di ma dégg famille yooyu lu ñu dal rek moo leen dal ñoo bokk benn jàngoro bi famille bi ñoom aussi dañu nangu seen alal waaw dañ ko nangu wax ji mooy loolu dañu nangu seen alal xeex bu ñu mos di xeex tribunal ñoom ñu ngi fa woon dem nañ ba tribunal ñu jël fii ñu gagné leen ci wàllu yoon. avant ñoo ñëw ci jëli yàlla def na xeex am dem ngeen ville de Pikine mu jaay leen ay terrain ngeen dem ba ci biir ngeen régulariser ba nga xam ne ni kon ku régulariser ba noppi xanaa daanaka tabax moo des mais lan mooy problème bi lan moo leen tere tabax yéen voilà li ñu tere tabax moo di ay liggéeykat la ñu woon dañu ñëw war a tabax problème moyen posé wu ñu ànd ak directeur u hôpital bi fi nekkoon maa ngi koy nuyu au passage le docteur Cheikh Tako Diop que je remercie sincèrement ñoo ànd ba ci gouverneur de Dakar booba gouverneur bu ñuy wax Cheikh Tidiane Ndoye moo fa nekkoon gouverneur ne directeur waa hôpital ñoom ñoo moom terrain bi mais comme Dakar dafa bari problème nañ dem tabax seen terrain yi liggéeykat yi syndicat yi ñoo àndaloon ñu ne xaalis amul directeur jël responsabilité ne moom dina fexe nu ñu amee xaalis pour tabax suñuy kër ci lañ indee banque boobu ñuy wax BRS ñëw hôpital pour lebal ñu ci benn prime bu ñuy am ku leb buñ la joxee nga ñëw mën a tabax sa kër loolu moo waral am na ñu tuuti nit ñu tabax ñu leboon ñëw tabax peut-être ñenn ñi dañu nekkoon ci ay difficulté wala yooyu l'essentiel daal ñu jotoon a leb am ñu leboon ñëw nañ ba tabax am na ñu fi dëkk ci waa Dantec donc loolu mooy mbir mi mais nag ñun ñëpp façon yéene tabax fi dëkk fi loolu moom c'est l'histoire mooy histoire u maanaam par rapport ak maanaam dafa am ñu dëkk am ñoo xam jotu ñoo dëkk voilà dafa am ñu dëkk léegi ñi jotul dëkk ana seen i kër ñoom ñu jotul dëkk waaw am na ñoo xam ne seen terrain mu ngi fi tabaxaguñ ko mais am na ñoo xam ne seen i terrain nag dañ ko tabax dañ ko nangu ci ñoom dañ ko nangu ci ñoom nangu laa mun a wax parce que ñëw di tabax alalu jàmbur ñu yóbbu la ci yoon nekk na la yow amuloo droit tabax nga imposé wu tabax di tabax guddi di tabax bëccëg. mais justement par rapport à ça li ma si jaaxal par rapport à ça parce que mooy Abdou wax na ko sànq Abdou nee na da ngeen ci délibération ngeen tàmbalee jékki-jékki dem ci bail dem ci droit réel ba tey ji yéen a ngi ci titre foncier mais naka nga mën a amee kayit yu ni mel ñu jël sa terrain di ko jox keneen. comme lu ko Abdou Ndoye waxee. étape yooyu yëpp la ñu jaar. ba ñu am suñu kayit yëpp. la preuve en est que chaque année bi ñuy dem impôt et domaine pour fay. boo ñëwee fay. da ngay joxe sa numéro. ñu ubbi registre bi. gis sa tur ba pare ne war nga mun a fay.
donc ku nga xam ne remplir na critères yooyu yëpp donc ça veut dire que non seulement mi ngi si dafa légal mais vraiment warul am problème warul am problème loolu nag moo nu sonal voilà loolu moo nu sonal te loolu yëpp boo ko xoolee état bi la waaw loolu yëpp boo ko xoolee vraiment état bi la mais ñun vraiment lépp lu ñu def si yoon lañ ko jaarale état bi naka maanaam c'est-à-dire que seen terrain yi état bee ko nangu jox ko ñeneen non c'est-à-dire parce que boo nee état je parle de l'état waaw il y a des spéculateurs quand ces gens-là sont assignés normalement ils doivent se doonoo war a dellu ginnaaw la preuve en est que fu mu toll nii boo jëlee benn exemple Descos dugg na fii nee na am na terrain yu nga xam ne kenn waru ko laal mais les gens ñu ngi continuer di construire donc ça veut dire ils défient l'autorité mais ñun on est des légalistes voilà on s'inscrit dans une certaine dynamique waaw loolu moo tax waaw loolu moo tax loolu moo di problème mais yéen titre foncier ngeen am ñun titre foncier la ñu am waaw mais ñiy tabax ñoom la ban kayit lañ am kon ñii di tabax xëy na am na yeneen kayit yu nga xam ne ñun xamuñu fu ñu ko jëlee mais ñun comme lu ñu ko mën a waxee suñu kayit dafa leer te comme Abdou Ndoye lu mu ko waxee bu mu accompagné avec l'ancien directeur de l'époque fu mu dem ñu ne lii papier yu leer la hôpital Dantec moo ko am donc pas inquiet war nañu mën a construire mais boo construire ñu ne nii ñoo toj ba finalement Descos ñëw ne il faut un arrêt il faut un arrêt nañu xaar en attendant que la situation se décante mbir yi depuis 2003 la depuis 2003 ak léegi ça je pense que mën na 17 ans 17 ans jàpp 18 ans mais boobu ba léegi yéen ana yan procédure ngeen def pour que vraiment ngeen mën a accéder ci seen i terrain dans le cadre de l'intersyndical en 2012 syndicat yi dañoo lëkkaloo boole seen doole ñu bind ancien ministre de la santé Eva Marie Coll Seck que nous saluons vraiment au passage bu mu jotee suñu bataxal dafa bind Mimi Touré l'ancien ministre de la justice ministre de la justice bu mu bindee jaarul gauche jaarul droite dafa ne lii Dantec moo ko moom nañu def lépp pour que Dantec soit rétabli dans ses droits ça n'a pas été appliqué mais nous n'avons pas maanaam taayunu ñu bindaat encore l'ancien ministre Abdoul Mbaye on salue au passage parce que bu ñu bindee dafa ne vous êtes des partenaires sociaux fu ngeen di jaar ba mun a jot seen moomeel kenn du leen ko jàngal mais sama yéene mooy ngeen jot seen moomeel léegi après par la suite bon xam nga dëkk bi lu mu bindee ak lu mu tëddee y a des dossiers qui sont pendants quelque part mais ça met du temps vraiment pour se décanter mais parfois y a des promesses mais d'après les informations que j'ai eues apparemment dafa mel ne que affaire bi dem na tribunal ba tribunal tranché nee nañ sax yebal nañ fi waa tribunal ba ñëw fii détecté xool lieu bi ñoom ñu wax ne wax dëgg yàlla waa Dantec ñoom moom fii loolu yëpp am na parce qu'il y avait une décision de justice en faveur des travailleurs de l'hôpital de Dantec mais doonoo ne woon à l'époque fii c'est un grand site il faut mu am benn brigade spéciale bu nga xam ne mooy ñëw fii vraiment pour procéder à des démolitions à l'époque te brigade boobu ordre lay jot te ordre bi su ñu jógee ñun ñëpp xam nañ ko ci kilifa yi waaw donc ça n'a pas été fait léegi donc je sous-entends que ne comme dafa mel ni kon ay kilifa ay gros bonnets ñoo nekk ci état bi bëgg a nangu seen suuf non nangu nañ ko kay parce que fu mu nekk nii le site est occupé à hauteur de 90%. Ça c'est vrai. waaw c'est le constat que j'ai fait quoi. voilà occupé à 99%. voilà. jërëjëf Lima ñu jox kàddu gi Soxna Anta Soxna Anta man côté bi ma lay poser question maanaam yow jigéen nga d'abord yàlla def nga nekk ab liggéeykat liggéey ba yàlla def nga am sa terrain yore sa njaboot xam naa ne même boo nekk retraité tamit xam nga li dese nga dem retraite bëreetul ban situation ngay dund jamono ji en tant que jigéen. situation bu metti parce que nekk jigéen ñu wóolu la jël lu toll ni coopérative Dantec teg ko ci sa loxo nga di ko gérer ñu gérer ko ba nëga ni yàlla jox ñu suñuy parcelle ñu ni site bi am ngeen fi tant de parcelles yéen a ko moom kenn ku nekk ñëw ba gis sa parcelle ñu toog un certain moment ñu toog dégg ni am na ñu occupé site bi am na beneen lotissement buñ fa def ba am nañu ko occupé ci la ñu àndandoo ñun ñëpp ñëw kenn ku nekk sa terrain nga gis ñu def ak fondation yi fii ñu yëkkati fa lii kër bu nekk daal ñu yëkkati fa dara yëkkati fa ba am na koo xam ne sax benn école la jël boole lu mat 6 wala 7 parcelles tabax ko école ñooñu ñëpp seen borom yi xamuñu lu ñuy def man particulièrement man sama parcelle 4 parcelles yu benn nit moo ñëw jël ca digg parcelle bi
digg 4 parcelles yooyu mu tabax ko fondation c'est que dire que ñoom beneen lotissement la ñu def bu bokkul ak lotissement ñun bi ñu amoon loolu moo compliqué situation bu ñu tabaxee loolu nag autorités yi ñoo waroon a jël ay mesures ñëw soit ñu démolir wala ñun ñu teel ñoo lijjanti wut fu ñu teg mais jusqu'à présent kenn wutaluñu dara kenn waxuñu dara dox buñ ciy dox ñoo koy doxal suñu bopp ñooy lijjanti suñu bopp ñun daal kenn jàppale wuñu ci dara lépp ñoo koy defal suñu bopp. dox ci lan maanaam fan ngeen di dox yéen sax. dox dem ñan ngeen di adressé wu. dem nañu tribunal. dem nañu tribunal ba ñu gagné procès bi. ba ñu gagné procès bi ñu naan dinañu démolir ba tey gouverneur préfet fu nekk descos fu nekk am nañ fa ay correspondance mais dara bés boo ñëwee bu fekk tabax yi di gën a bëri tabax yi di gën a bëri ba fan nit ñi dëkk te yow bu ñu occupé sa parcelle mënoo ñëw di ko tojal sa bopp amuloo droit di ko tojal sa bopp ñoom rek ñoo la mën a ñëw jàppale tojal la ko wala ñoom daal ñoo la mën a dimbali ba nga jox sa yëpp mais bu fekkee ni kenn tojul lu ma naan dinañu toj dinañ démolir ba ñëpp faj dëkk léegi loolu la ñuy def loolu boo déggee ñu naan autorité yi ñoo ñu jàppale wu looloo tax ñu naan ñoom ñoo ñu jàppale wu wante instant bi fi nga nekk da nga koo loué. non man maa ngi sama kër sax. maa ngi si kër bopp. maa ngi ci sama kër. wante ñu bëri fii dañoo loué. ñu ci bëri dañoo nekk sous location. te dem ba retraité fi mu ne ñu ngi ci gis ñëpp genn wàll gi retraité nañu. muy góor ñi muy jigéen ñi fi nekk en activité fi mu ne da nga leen di wàññi. te kenn amu ci kër xam nga loolu tam neexul. ñun daal bu ñu sañoon ñu jàppale ñu delloo ñu ci suñuy droit wala ñu wutal ñu beneen site bu ñu mën a recaser bu fekkente ni tëj amul ba mënta tëj nañu seetal fu ñu recaser ñu delloo ñu ci suñuy droit ñu def suñuy kër. Abdou ma ñëwaat si yow tuuti parce que man li ma xaw a jaaxal rek mooy que man bu ma déggee wax ji daal dafa mel ni que daal mbir yi magu yi la quoi. waaw kii kay bii li ma fi gis magu yi la quoi te magu yi la boo xam ne daanaka boo xoolee ba xool dafa mel ni que gros bonnet yi nekk ci kaw dañ ci xaw a dugal seen loxo de. li ñu am fii moom wala. li fi am kay moom romb na sax magu yi. fii spéculation foncière bi fi am dafa jéggi dayoo loo xalaat rek am na fii. kilifa yi xam nañu ñun ay kilifa lañu man yàlla def na defe naa ñaar téeméeri réunion yi romb naa ko wax ay kilifa ñeenti préfet jaar nañ fii yu ma tenir réunion ak ñoom ci dossier Kamb te ñoom ñeenti ñëpp luñ lay wax danañ ko réglé yenn moom seen alal dinañ tere ku fa tabax toujours tabax yi continuer Descos dem naa fa ñetti directeur u Descos daje naa ak ñoom ñëpp ci dossier bi toujours ñoom dañ naan non dañuy dem kenn du fa tabax parce que fii dafa am interdiction de construction boo xam ne ba tey jii sax mooy dox mais gis nga ñun ñaa ngi tabax te pourtant dafa am interdiction de construction buy dox boo xam ne gouverneur préfet ñoo ko arrêté. mais foofu waroon ngeen posé la question c'est quoi le problème. ah ñun kay daf ñu jaaxal. li tax waa Descos ñëwuñu pour xool. waaw loolu moom. li tax ngeen wax ak gouverneur bu après finalement mu jékki-jékki jël lépp teg ko ci suuf. wala ngeen posé la question mais kan moo nekk ci derrière ñi nga xam ñooy tabax. man kay loolu question boobu moom moo ñu gën a jommal ñëpp. parce que xam naa ne ñi nekk seen ginnaaw di tabax. fekk titre foncier jàmbur nga dem di fa tabax. kon ça veut dire que yow ñi la jàppale wala ñi nekk sa ginnaaw. mais yaakaar naa ne ñooñu ay kàngam lañu ay kilifa lañu moom loolu ñun l'essentiel. non dama bëgg ñuy tudd tuur yi quoi pour mu leer c'est-à-dire que affaire yi buñ ko raay quoi. parce que dafa am loo xam ne yéen ay légaliste ngeen. parce que man seen papier yi ma gis ni titre foncier la. te titre foncier je pense bien que nit ki bu fekkente ne am na ko kooku moom moo ko moom. même état bi sax bu jëloon décision wax ne dafay nangu titre foncier bi foofu da leen di dédommage ay alal ju bare mais ñu jékki-jékki nangu seeni suuf comme ça là te waxuñu leen dara ba noppi ñi di dem di tabax kon ça veut dire que ñi nekk ci ginnaaw ñi daanaka ay kàngam lañu moom laa la bëgg ay kilifa yu nekk ci nguur gi la moom laa la bëgg expliquer ñun loolu la ñu jàpp ñun parce que ñun dañu jël huissier fay ko hôpital fay ko mu ñëw ci site bi mais kër yi ñi ngi fiy fekk dañ la naan ay locataire lañu ok doo fi fekk directement kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo fi ne mais ñun defuñu ay jànkat lañu quand même ñun ñëpp ay jànk ay y a des médecins y a tout donc ay cadre lañu donc ñi fi ñëw xam nañ leen mais doo leen téye loxo ci poos par ñoom duñ fi ñëw man ay fonctionnaire état lañu c'est la hiérarchie ñoom ñoo fi nekk man xam naa li ma wax def naa réunion à tous les niveaux dañu tollagul ci wax ñan la rek mais ñun xam nañ leen bés bu li ñu bëgg bu ñu ko defarul mais nañ yegg ci wax ñan la ma ne def naa réunion fu ne je remercie tous les préfets au passage yi nga xam ne maa ñoom toog nañ réunion le préfet de Pikine actuellement le préfet Ndiaye maa ngi koy nuyu parce que moom aussi toog nañ def na ci li mu ci war a def yëpp def nañ commission de recensement fii ci site bi ñun
ne waa préfecture. mais est-ce que préfet moom def na ci li mu war a def d'abord. préfet def na li mu war a def parce que tey jii préfet bu dee interdiroon fii bu ko fi kenn tabax mais kenn du fi tabax. moo wax la lenn nag. est-ce que nekk aussi moom it dafa jékki da ngeen di ñëw wax ak moom mu wax leen benn wax. waaw boo leen wëlbatikoo mu jël dossier bi teg ko ci suuf quoi. nekkaat ci leneen quoi. li mu mun a wax sama kanam. li mu wax sama kanam. ma teewe ko loolu laa mun a wax. moom la mu wax mooy terrain yi fi nekk. mu créé commission ba mu ñëwee créé commission de recensement ñu recensé ko. terrain yi fi des dañ koy jox Dantec moom moo ko wax ci làmmiñam. yebal commission moi j'ai travaillé dans la commission. ñu liggéey ak ñoom. xam nañ li fi des. loolu aussi ba mu ko waxee nee naa ko préfet ñii jël terrain yi di jaay xam ngeen leen ñoom xam nañ leen. nañu dimbali ba lii ñu jàpp tënk ko ñu téye ci loolu. xam nga foofu sax du wax ji parce que tey bu ñu defee loolu. dañuy trahir li taxoon a jóg esprit coopératif quoi. voilà effectivement. parce que yéen vous êtes des travailleurs yéen a bokkandoo benn secteur. voilà dafa liggéeyandoo ensemble. ngeen jékki-jékki dem ba ci biir war nga jàpp ne ëllëg war ngeen mën a dëkk ensemble quoi. voilà tey jii bu ñu jékki-jékkee tas loolu ñii dëkk fii tey ñeneen dem dëkk feneen mais dañuy tas esprit coopératif bi. voilà ñoom loolu. kon je pense bien que préfet bu la proposé loolu. mais amul non préfet proposé wu. c'est une réunion à la gouvernance de Dakar. réunion bu gouverneur convoqué woon. mais loolu ñu leen proposé tappale la de. waaw loolu nag moom loolu mu ñu proposé moom wax ay kilifa la ñu. mu ne mu wax ne tappale la mais l'essentiel c'est que. ñoom la ñu proposé. man loolu daal laa xam parce que ba ñu koy proposé. dama àndoon ak kilifa hôpital bi ca réunion directeur hôpital. est-ce que aussi li leen dal nekkul aussi li ngay jege péage bi aussi. waaw non péage bi dana ko ma wax tuuti histoire bi moo tax dama bëggoon yeggali tuuti histoire bi 2 minutes bismillah fii 2003 biñ fiy ñëw dara amu fi woon péage ñu ngi ko commencé wax 2004 le projet péage bi ñëw ñu ne fii dañuy def péage bu jógee Dakar dem Diamniadio bi chantier bi démarré 2006 la ay nit ñëw yor ay kayit yoo xam ne président Ablaye Wade moo leen may ku ci nekk 10 hectares ñàkkurab ñoom ñu ñëw ñu ne fii mooy ñàkkurab waaw man biñ ko waxee ma ñëw fekk leen fii ñoom man xam naa leen parce que daje nañ fii ci site bi man dafa doon ñëw visite ma ne leen mais fii du ñàkkurab ñu ne ma ñoom mooy ñàkkurab dossier bi ñu yóbbu ko tribunal waa tribunal ñëw fii taal seeni oto avocat yëpp ñëw ñu ne fii mais fii du ñàkkurab way wi daanu na yéen kay du ñàkkurab leen def leen ñàkkurab ñoom demuñu ñàkkurab ñu continuer incité rek ñu dox fi di tabax état bi xam na ko Descos xam na ko zone franche bi xam nañ ko ñoom ñëpp dañ fi doon def ay descente di dàq nit ñi continuer di tabax ñoom ñu ne mënuñu leen arrêté bon mais quand même dans un pays où nit mën na jalgati yoon te kenn du ko arrêté y a un problème mais ñun ñun ay légaliste hôpital la ñuy liggéey xam nga liggéeykatu hôpital li ko daal dafa métti mooy yow mënoo daw bàyyi say malade naan da ngay gar ay terrain mu en tout cas mais Lima yow en tant que yéen en tant que syndicaliste quoi parce que syndicaliste dañ ko xamoon mooy yëngu-yëngal comme ni ko Mamadou comme ni ko Castro doon waxee mais dafa mel ni que yéen boobu ba léegi dégguñu leen daanaka non pourtant ñu ngi ci terrain bi parce que comme nañu ko waxee coopérative bi depuis 2003 la donc tous les directeurs yi nga xam ne jaar nañ ci hôpital bi ils se sont inspirés du dossier wax nañ ci def nañ ci luñ ci mën a def luñ ci war a def bu keneen demee tamit keneen day ñëw léegi ñun lu ñu jaaxal comme nañu koy waxee ñëwoon nañu ba bëgg a tabax mu am des problèmes Descos ne nañu xaar en attendant ñu régler problème bi nous sommes des légalistes ñuy toog di xaar ñeneen ñi di construire est-ce que waaye xam nga loolu aussi neexul léegi li ma mën a wax mooy idée coopérative bi boo gisoon ñu sosoon ko danoo bëggoon nekk ensemble dëkk ensemble am suñu car de transport di liggéey en toute tranquillité di ñibbi si en toute tranquillité comme c'est le cas de l'Institut Pasteur ñoom dañoo am seen cité am seen transport bu ñu xëyee ñëw sans problème bu ñu ñibbi si ñëw sans problème boobu ça c'était l'idée de la coopérative loolu moo taxoon ñu sos coopérative léegi en 2019 Macky Sall bu mu ñëwee à l'hôpital Aristide Le Dantec pour inaugurer l'unité interventionnelle de la cardiologie nous en tant que syndicalistes doonoo lëkkaloo suñu doole bëgg a yëngu-yëngal directeur de l'époque la directrice de l'époque moo nu ne il faut surseoir à tout dàkk leen lépp bàyyi leen lépp su soobee yàlla ci discours bi dinaa wax seen soxla Macky Sall bu mu jëlee kaddu dafa président bu mu jëlee kaddu nee na dégg naa seen mébét
dinaa ko wax les autorités compétentes dans ce domaine nu gëstu si. donc nous sommes en 2021 dégguñu dara. donc c'est l'occasion d'interpeller le président de la République. moom léegi moo mun a régler problème bi jërëjëf kon mu nga ko loolu introduction kese la woon ndem jàkkaarloog askan wi la ñu wax léegi li ñuy def mooy jël kàddu gi delloo ko askan wi su ko defee ñu dellu si waat ci plateau bi. askan wi ñoo ma yóbbante jafe-jafe yi ñu nekkee. asalaamaaleykum waa Walfadjri ñu ngi leen di gërëm di leen sant di rafetlu initiative bii nii. merci. muy saytu soxla askan wi ñun ñi ngeen seet si nag tey comme ni ko waa plateau bi président coopérative bi ak Lima ak madame Ndoye waxe noonu rek la tëdd mais man en tant que koo xam ne dafa bokk ci lii 2003 ba tey loolu ñu wax ci ay këyit yëpp loolu am na li ñu wax ci dem justice yëpp loolu am na xam nga lan mooy réel problème fii nii exécution décision de justice parce que yeggoon nañ ci nañ démolir li ñuy fi def ñu woote waat parti yëpp wax ni fii investissement wu 6 milliards la kenn du ko toj li mën a nekk mooy nañu recenser parcelles yi fi des réaffecté ko Dantec léegi nag ñun bu ñu dugaatee ci esprit wu coopérative bi ñu taxawoon déjà dañ koy forcer ñun en tant que travailleur de la Dantec ñoo ngi ñaan autorité bi gën a mat ci dëkk bi muy président Macky Sall ni ko li ma waxe ndax fi ñu war a dem yëpp épuisé nañ loolu décision bi mu war a jël maanaam délocaliser ñu ñun nanuñ ci dimbali defal nu ko parce que ñii fi toog ñi ci yëpp retraité nañ possibilité bañ amoon 2003 ñenn ñi dee nañu parce que ñi ko sosoon ñi ci yëpp dem nañ seen i njaboot a ngi fi mais wax dëgg yàlla tey yow possibilité bi nga amoon 2003 mën a def pré-banque dem tabax sa kër sa njaboot dëkk fa amatoo ko yaa ngi retraité kon nañ ñu delloo dans nos droits ni ko président waxee woon ci lii li ma wax nii bu mu ñëwee hôpital di inaugurer unité interventionnelle dafa amoon ci cardiologie man mi personnellement dem nañ ci gouverneur de Dakar toog mu ne lii président wax parole d'évangile selon ses termes on va exécuter li mu wax ça n'a jamais été fait waaw kon nag dafa am loo xam ni mën ñu ci dimbali parce que vraiment ñaanuñu nous sommes dans nos droits daf na nañ ñu delloo dans nos droits kon nag nan ñu délocaliser ñun ñëpp yóbbu ñu benn site boobu ñun ñu dëkk ñu liggéey Dantec ñu defar ko selon boobu bañ ca amoon ca départ ba xëy na possibilité xëy na mën na ñàkk waaye itam buñ ñu restituer nos droits tey ji man fii peut-être en titre d'exemple su ma jëloon ne benn demi parcelle laa fi amoon mais depuis 2003 la xanaa kon soo may yóbbu feneen di nga ma dédommagé waaw kon normalement war nga mun a jox benn parcelle ma jaay genn wàll gi defare ko parce que retraité na waaw donc vraiment daal ñu ngi sàkkuwaat ci dëkk bi tam ñu revenir ci li ñuy wax nii parce que yi fi jot a wees ñu jaaw bu ñu seetloo bu baax a baax ñëpp dañuy wax ne justice du respecté nangam ñun témoin oculaire lañ ci parce que ñu ngi koy dund nii justice tranché na wax ne yéen a moom lii waaw delloo leen ñii ci seen i droit qu'est-ce que lan moo ko empêché pour ñu def ko man ni personnellement ñëw naa fii nii ki ma attiré à la barre mais personne ne santé la comme man damay dox Dieu a fait que dañuy dox ba dugg ci sama biir terrain mi ngi koy tabax moom kooku noonu instant bi nii déedéet moo fa la dëkk présentement période bi mu koy tabax ñuy waxtaan mu ne ma man su fekkente ne Dantec moom fii man ñàkk naa je me suis renseigné c'est un médecin je me suis renseigné xam naa ne bi may jënd nekk moo fi sama jabar moo jënd mais bi ma ñibbisee laajte naa ba xam ne Dantec moom fii mais dañu waxoon ni mu egsiwul fii mais su fekkee Dantec egsi fii ñàkk na j'ai fait un prêt de 8 millions moom laay construire nii léegi nag je prends le risque su fekkee toj nañ ko fa li laay xam suñ ko tojee mu wuti leneen wan ñu benn autorisation de construire c'est du faux pendant ce temps Descos mi ngi fii parce que dañ ko fi samp wax ne bu kenn tabaxati ci la tabax yi ñuy jóg waaw qu'est-ce que ça veut dire ça nit ki tam dëgg la tudd daal il faut que tam nit ñi ñun ñëpp ñoo bokk Sénégal nit ki mënul di liggéey à la sueur de son front mu génne xaalisam jënd terrain nga ñëw nangu ko ci doole parce que lii doole la en fait doole la en fait léegi nag ki censé faire la loi moom moo lay xañ moo nekk di jalgati loi léegi nag kooku moom la ñuy ñaan nañu delloo dans nos droits nos droits c'est quoi on ne demande pas ñu toj fii këru kenn mais nañ ñu wutal feneen fu ñu dem dédommager ñu ñun
parce que vraiment dañuy tooñ. Merci. État Sénégal moo ñu tooñ kon nag nan delloo dans nos droits. Merci. Je vous remercie. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw man madame Diop. ka dëgër tuuti. Marème Kandji. di infirmière d'État. def 36 ans hôpital la. liggéey sa liggéey bu métti fajar laa doon jóg. 6 heures du matin si jàkk ji laa doon jullee. dajale sama xaalis ba jënd fii. kon tey suñu ko jëlee tabax ko lu metti la. ba pare jigéen lañu. amuñu doole ndax infirmière ñëpp xam nañ seen salaire. yàlla moo ñuy suturaal nag barkeelal suñu doole. mais man li ma jaaxal si affaire bi mooy que ne loo xam ne dem nañ justice ba tranché ba pare ñuy ñëw continuer di ko tabax chaque jour suñu ñëwee fii ñu andi waa domaine nu Pikine nag ñëpp ñëw génn kayit yu leer wane na ñoo ko moom. ba pare bàyyi nit ñi ñuy tabax ñun suñu tabaxee ñi fi defoon a fondement da ngay ñëw fekk ñu teg sa fondement. ni ñu bàyyee nit ñi ñuy tabax ñu tere la ñuy tabax noonu la ñu waroon na ñun sàmmal ñu sunu alal bi ñu fi jot a def waaye da ngay ñëw fekk ñu toj ko man sama terrain ki ko tabax homme de tenue la ma ñëw mu ne ma moo ko moom ba tabax na ko ba dëkk na. ab policier wala gendarme. gendarme la tabax na dama ñëw ma fekk fa numéro am ne moom terrain bi ba ma ñëwaatee ma ñëw fekk guddi tegoon nañ fi bee ay gendarme yu fi doon garder noonu nu ñuy mën a def ñuy garder ba pare. nit ñi di tabax guddee ñu tabax ah mais ñun li ñu bëgg gis nga président bi mu ñëwee Dantec di def visite dañ ne woon bu kenn wax man naa it photo yi ba mu ñëwee dama ko expliqué wax ko mu ne ma ndax Namora la ma ne ko du Namora Kër Mbay Fall Kamba la mu ne bu soobee yàlla dinaa si jóg effectivement demoon nañu ba tribunal ba ñu tranché waat na ñoo gagné mais ñun ñu gagné ba pare te mënuñoo jot suñu alal loolu ñu xamul loolu fuñ ko teg ñëwoon nañ na dina am fu ñu jox domaine bu Pikine ñëwoon na ba fii jël ñun ñëpp suñuy numéro na am na fu ñu teg waaye ba léegi gisuñu dara ñun li ñuy ñaan président moom sa Dantec si buntu laboratoire boobu foofu laa taxaw photo yaa ngi man mu engagé wu na dina ko lijjanti nañu ko lijjanti jàppale ñu. ndax ñun sonn nañu. merci suñu doole jeex na man retraité naa il y a 2 ans. salaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant di remercier waa Walfadjri di leen ñaanal gudd fan ak wér. amiin. di remercier mbooloo waa Dantec yëpp yi nekk fii ñun du ñu yoxi Seydina ay père de famille ay mère de famille ku nekk génne si poosal 2 millions boo xam ne dafa ñafe débrouiller mu fay ko pour un terrain 18 ans il ne parvient même pas à recevoir ce terrain bi ñun daal am ñu lu ñu wax kenn nag nit rek la ñuy joxoñ mooy suñu président de la république président Macky Sall ñun bokk nañu ci réew mi kon nag on a le droit de travailler et acheter des terrains et des habitations mais ñun tey lu ñuy ñaan mooy suñu terrain Kamb Kër Mbay Fall Kamb waa hôpital Aristide Le Dantec ñoo ko moom dem nañu ba ñu tranché juge yëpp nee nañu waa hôpital ñoo ko moom pourquoi président bu mu ñëwee à l'hôpital Aristide Le Dantec pourquoi président bi joxe ordre ba pare gaa yi accepté ñu ordre bi defuñu ko kon loolu ils n'ont pas respecté le président de la république ñu ngi interpellé waa DSCOS tamit aussi lu ñu def nañu def tout le maximum possible ñu remettre suñu terrain à nos mains ñu loolu la ñu ñaan suñu wax yi tey on a commencé nos combats et le combat on ne va pas arrêter ce combat tant que jotuñu suñu terrain on ne va pas reculer jaroon nañu tey ñu dee ci biir hôpital bi mais ñu jot suñu terrain yi parce que ñun fu ñu nekk ne monsieur Ndoye il est notre président monsieur Ndoye dem na si réunion yëpp dem nañ si 16 fois ñu ngi dem tribunal ku dem 16 fois tribunal yow amoo même benn satisfaction kon où est la justice sénégalaise où se trouve la justice sénégalaise nous interpellons la justice sénégalaise nous interpellons le président de la République nous interpellons toutes les autorités du Sénégal ñu def tout le possible possible ñu jox ñu suñu terrain parce que on est fatigué comme ñoom ñëpp ñu ngi seen kër et actuellement fii Kamb la ñu nekk fii ñu nekk fii yëpp moomuñu ko parce que nous sommes les premiers à acheter les terrains ici à Kamb kon nous devons être les premiers à habiter ici à Kamb pourquoi ñu jël terrain en première position ñu ñëw à la dernière minute
ñu ñëw jël suñu terrain yi. pourquoi et avec ça le président de la République les ministres les députés ñoom ñëpp ñu ngi nelaw di wax yeneen yoo xam ne ñun soolawuñu ko. ñun lu ñu soolaw mooy lu ñu moom. on a notre droit et on a le droit de revendiquer nos droits. et donc man lu may wax Seydina je remercie et je compte beaucoup sur Walfadjri. Walfadjri def leen tout le maximum possible lii mu yegg si état bi te je sais que dina yegg te le président de la République dina ko dégg. nañ ko jox suñu terrain merci beaucoup monsieur. ñëpp wax rek terrain yi ñun ñoo ko moom yàgg na depuis 2003 18 ans gisuñu dara lu ñu teg fii des ko ñëw dañoo monter fii dindi suñu bos bés bu nekk dindi suñu bos bés bu nekk dindi suñu bos ñeneen ñi di tabax guddeeg bëccëg ñun nag dañoo toll si retraite ñii dem nañ ñii feebar nañ ñii wàññeeku nañ ñii ñoo ngi nii mënatuñu ñun ñëppaa ngi nii daal kayit yi yëpp nag am nañ ko ñun ñoo moom lépp ñu ko gars yi waxee suñu président mu ngi nii dox na guddi dox na bëccëg dem nañ tribunal gagné nañ projet lépp si suñuy loxo amuñu jot nag pour ñëw fii gàddu suñu jaasi wala ñu def leneen dañoo respecté suñu liggéey toog ci hôpital ba di liggéey ndax maladie mais nag loolu moo ñu indil lii yëpp gisuñu terrain fu ñu ñëw teg ñu ne teggi leen lu ñu tabax ñu dindi ko lu ñu teg ñu ñëw sàcc ko léegi nag ñun lu ñëpp wax rek Macky Sall yow ba nga ñëwee Dantec waxoon nañ ak yow nga wax ak ñun loolu lañ respecté woon toog jàpp suñu liggéey parce que amuñu jot boobu ba léegi gisuñu dara dégguñu dara ñun daal ñoo ngi nii fu ne nag dugg nañ fa ku ñu dimbale nag la ñuy wut yow Macky Sall du des ko du leneen fii ñëpp fi dëkk ñun xam nañ lépp ay gendarme ay ñoom Marème Faye Sall ak am nañ fi lu ne am nañ fi ay avocat lu ne Marème Faye Sall waroon na dawal yërmande si jigéen ñi xam ne ñun ay jigéen lañ amuñu dara dañoo daan suñu doole jël suñu ñaq bi cotiser ko fii bëgg a dëkk mënuñoo dëkk ñii dee nañ moitié bi dem nañ moitié yaa ngi nii mënatuñu fu mu nekk nii nag Macky Sall yow yaa ñuy dimbale si dëkk bi lañ dëkk nekk ay travailleurs yoo xam ne amuñu doole Macky Sall yow la ñuy woo yow yaa ñu mun a jàppale suñu suuf si te yàlla rek tax sonn nañu 18 ans du benn fan jërë ngeen jëf fan fa jëf affaire daf ma métti man mii di jeune nga xam ne sama papa moom mi nga xam da doon liggéey pour ñun liggéey dajale xaalisam ba jënd terrain wam ba nar si tabax pour que ñun ñii ñu dëkk ci depuis 2003 mu ñu koy wax te depuis boobu ba léegi ñun gisuñu dara te depuis lors mu ngi daw ak ñun di jóg ak a daanu ci location yi te loolu dafa métti mais ba ma ñëwee fii man dama foog ni woon man kese la dal mais ba ma gisee père de famille mère de famille fii affaire daf ma métti trop où est la justice man ñu ngi may wax ni ñu ma gagné nañ procès bi mais c'est la première fois que ma ñëw site bi mais quand j'ai vu des terrains affaire daf ma jaaxal vraiment ana sa papa yow vraiment sama papa mi décédé na génn àdduna te depuis boobu ba léegi mënul jot terrain wam te loolu métti nañu dafa ngeen dëkk da ngeen loué instant bi nii ñun ba léegi nii dañoo loué waaw te ñu ngi daw suñu terrain bëgg am ñu ñaan nag monsieur le président te man pour man sax du ma ko tuddee ñaan parce que si la justice a dit le droit on doit l'appliquer et l'exécuter ndaxte suñu nee on est dans un pays de droit un état de droit loolu dañ ko war a respecter te organes yëpp exécuter li justice wax man loolu daal lay ñaan mu am merci beaucoup bismillahi rahmaani rahim man ci famille bi laa bokk man maa ngi dëkk fii tout près fii dañ koy toj ba léegi maa ngi fi luñ fi def xam nañ ko lu fi am xam nañ ko duñu bëgg ñu jaar ci digg bi ñi nga xam ne ñoo jël terrain jàmbur yi dañ leen dénoncé xam nañ leen gendarmerie xam na leen gouverneur xamal na leen préfet xam na leen ñoom ñëpp ñu ngi fii di leen di jël alalu jàmbur yi di ko joxe di ko jaay di jënd ay oto di leen jox di leen yóbbu màkk di leen defal lépp ñun ñoo ngi si teg suñu bët man ma j'habite ici li may wax ragalu ma ko tiitu ma ko parce que mon mari il a immigré pendant 40 ans jënd alalam te boobu ba léegi mu ngi ci topp di daw mënu ko jot waaw ñi koy sàcceeg ñi koy jox ñëpp ñi siy def ñëpp ñoom xam nañ leen gendarme yi xam nañ leen ñoom ñëpp xam nañ leen procureur xam na leen ñoom ñëpp xam na leen fii y a pas de justice bu mu jógee Suisse dañu woon chaque jour day attendre la justice te bu nga nee këlëb tëdd feebar nañ leen jox seen alal ñoom xam nañ ne fii ñu dëkk ñëpp c'est illégal kenn amu fi këyit suukar ñiy yor seeni papier fii c'est la mairie de Pikine du Rufisque
du Kër Massar du Kër Massar te du Tëngéej te du Ñàkkura fii c'est Kamb dégg fii ay xale yu am nit ñu am ful ak fayda ñoo fi liggéey man damaa xeex ba egsi fii sama jëkkër feebar moo tax ñu tabax fi 4 parcelles ñii fi dëkk ñëpp amuñu fi tous lañ fi amul nañu jox président de la république wax joxe de ordre nañ leen jox ñi seen i terrain ñi si nekk di langal-langal mooy ñi nga xam ne ñoo topp ci ginnaawam nañu wax ji dëgg bi leer balaa fi di exploser parce que nit ku nekk sa alal nga am nag li may wax lenn la buum bu dëgëree nañ ko yeew ci yaxu jëfu kuy gis nga ñun soxlawuñu ministre soxlawuñu député soxlawuñu kenn président de la république ci boppam la ñu soxla dossiers yi moo ko gën a xam gis nga nit nag boo ko poussé ba ne ci buntu hôpital nga xam ne ñu tëj hôpital du yoon mais dañ koy tëj bu oto yi di jaar suñu kaw amoon na bombe bu fay am bii mooy deuxième bombe xaaruñu taxawuñu delluñu ginnaaw 5 directeurs a ngi nii saa yi ñu ñaanee lu ñuy ñaan mooy ñu bàyyi 2003 ba léegi lu ñu bëggoon réglé nañ ko tey su ma waxoon ñoom bi fii balaa 24 heures ñu jël si ma kon nag xam nga la lay wax Macky Sall dimbali ñu jot suñu terrain Macky Sall dimbali ñu jot suñu terrain Macky Sall dimbali gis nga fii site bi ñi fi dëkk ñëpp xam nañ ci safara lañ dëkk parce que xam nañ si ñuy dëkk du yoon ndaxte boo dugg see dañuy taxaw ñoom ñëpp génn di xool kon xam nañu duñ dëkk bu ñu bëggee jox ñu suñu terrain dinañ ñu ko jox Macky Sall nag ñoo ngi lay def di la avertir man moom laay waxal moom la fi yàlla teg yow yaa fi nekk président de la république dama ni suñu terrain yi mi ngi sa biir palais boobu xam nga nu mu demee comme que da ngay wax muy dañ wala ñi laan li ngay wax du dëgg ñun dañu bëgg nga réglé ñu suñu problème yi balaa 24 heures du jot wasalaamaaleykum wa rahmatulah askan wi ñoo ma yóbbante jafe-jafe yi ñu nekkee. jërëjëf kon mbokk yi loolu moo doon ay kàddu yoo xam ne ñu ngi ko nangoo kon ci lenn ci askan wi émission bi nuñ ko ubbi woon rek noonu lañ koy tëjaatee soxna Anta Niang dégg nga kàddu yi nga xam ne nii nit ñi yëkkati nañ ko fii say collègue lañu waaye kàddu yi fi may daanelee mooy ki nga xam moom mujjee yëkkati ay kàddu di ko xam ne nii daanaka yéen a nekkoon ak bàyyi mu doon liggéey yàlla def aussi mu am terrain comme yéen tey ji génn na àdduna bàyyi njabootam fu mu toll ñu ngi dund ci location yow ngay mère de famille ñàkkul ne amul ay kàddu yoo xam ne di nga ko adressé tey jëmale ko ci président Macky Sall pour que mu xam ne injustice bi ngeen dund wax dëgg yàlla il est temps à ce que mu jël ci ay matukaay. waaw loolu moom nekk na lu metti loo xam ne metti na ñun ñëpp ndaxte booy xool hôpital avant coopérative bi ñu attribué terrain yi ba ñu commencé coow yi mën naa ni ñi fi décédé ñu génn àdduna kenn xamul lu mu toll. bari nañu góor ñi ci jigéen ñi ci bëri génn nañu àdduna te jot ñoo gis seen terrain gis nañu seen terrain sax mais dañ cee mënta jot. terrain boo xam ne ñu la sa terrain bi nii ba ñëw ba taxaw fa nga xëy un bon jour ñëw fekk ni tabax ko te yow amuloo droit rek kon boog mi ngi mel ne amuloo. mu nekk injustice boo xam ne nii bu ñu sañoon ñu dimbali ñu ci président am yërmande jëmle ko ci ñun liggéeykatu waa Dantec sonn nañu man mii di jigéen yoroon trésorerie bi su ma tëddee du ma nelaw ndaxte ku wax yow lay joxoñ ku wax yow lay joxoñ diw moom lañ doon jox suñu xaalis mais diw ba ñuy jox suñu xaalis itam diw ba ñu ko dugalee fañ ko war a dugal lañ ca waroon a def yëpp ñu def. mais yéen wàccoo ngeen ak ñoom waaw fa ñu kaw fa mu war a jaar yëpp mu jaar fa ba ñu jox suñuy këyit jot lépp mais du tere yow yaa doon dajale xaalis ba rek dafa doon lu diis lu kiis ñuy ñaan loolu ku ñu teggil poids boobu da nga xam ne bu ñu mënee tëdd nelaw dinañ la sant bu baax gërëm la ñu ngi ñaan daal président lu mu ñu mën a dimbalee yërëm ñu te xam ne ay père de famille lañu ay mère de famille yoo xam ne nii ñëpp dem nañu retraite ñi ci demul retraite boo leen dee wàññi ñaari at la ñuy dese wala benn at nañ ñu dimbali wala ay weer nañu dimbali delloo ñu ci suñuy droit jox ñu suñuy teene buñ ko mënee am ci kàmb ya baax na suñ ko mënul am kàmb mu seet feneen fu mu ñu dugal delloo ñu suñuy kër te dédommagé ñu nag parce que il faut que ñu dédommagé parce que yàgg na ñii ngi wax 2003 mais 2002 la coopérative bi commencé woon 2002 la ñu commencé collecté ñu attribué ñu en 2004 la ñu attribué fii bi ñu ñëwee dafa fekk am na ay quelques parcelles yu fi nekkoon ñu tojoon ko bi ñu ko tojee ñu am na ñoo xam sax seen kër bi ñëwee ci ay tojur lañ ko fekk ñu jékki-jékki rek ñëw benn jour visite rek fekk commencé fondation yi yëpp di jóg affaire boobu daal jaaxal ñëpp ñu naan kenn dootu fa tabax ñu jékki man jour bi ma toogee toog lu ma 2 ans ñëw fii jël clando wàcc fii damaa réer xamatoo fi fii fees jël ay base ay yu kenn xamul ñu tabax ko ba mu fees te ñun mënuñoo fexe ba kenn tabax fii ñi fi tabax Dantec ñi fi tabax boo leen dee compté bu ñu matee une dizaine de personnes te lañ ñuy def ñi ci des ñëpp
ñàkk seen terrain nii te xamuñu ci lu ñu nekk ba léegi. yéen bañ leen joxe terrain aussi lan moo taxoon ñu woo leen tabax aussi yéen non xam nga tabax bi itam du gaaw. tabax bi itam mënoo tëb rek ñu jox la terrain rek nga daal di ñëw. parce que xam nga la nature a horreur du vide quoi. waaw loolu am na. mais même boo ñëwee man sama borom dafa bokkoon ci coopérative mais jour bi mu ñëwee di tabax ànd ak sama borom ko ñëw fii pour di xool terrain pour bëgg a tabax gendarme yi ñoo ko ni actuellement dañu tere kenn du tabax te gannaaw bu mu demee jaay nañu parcelle ba. ba mu dellu si waat fi fekk ñu tabax ko si kaw. te moom dañ ko ni woon doo tabax. looy tàggatoo. li may tàggatoo daal mooy xeex bi moom dañ koy continuer. bu ñu bàyyee fi sax ay weer ay ñaari weer di bañ a yëngu man nekkatuma hôpital mais ñi nga xam ne ña nga nekk hôpital nañuy fësal seen métit ak seen xeex ba ñu xam ne ñoo ngi ci naqar di ko fësal ci kanamu directeur di ko fësal ci malade yi di ko fësal fépp ba xam ne ñii ñoo ngi ci naqar nañu xeex ñu jox ñu suñu alal bu laajee ñu ñëw toogandoo ñu ñëpp hôpital xam naa ne du neex parce que jamono ji nii mu demee nii duñu ko mën mais ñun daal dañu continuer xeex dañu continuer xeex dañu delloo ñu suñu alal bu dul fii di feneen mais daal nu mu gën a gaawee dañu dimbali jox ñu suñu alal parce que sonn yooyu yëpp soxna Anta Niang Lima aussi Marcelin Lima dégg nga intervention yi nga xam ne mu ngi bàyyee ko ci public bi ci séance bi ñàkkul aussi amuloo ci mën a yokk waaw lu ma si mën a yokk mooy vraiment affaire bi metti na ça fait mal au cœur nous en tant que syndicaliste la lutte continue mais da nga war a yëg da nga war a yëg aussi la lutte parce que syndicaliste aussi xam nga les jours à venir émission bi bu jàllee bu ñu toogee une semaine s'il n'y a pas de réaction de la part des autorités nous allons dérouler un sitting au niveau de l'hôpital. Je sais que fermer l'hôpital du yoon mais ils nous ont poussé à l'extrême te loolu la ñuy éviter raison pour laquelle nous interpellons notre ministre de tutelle Abdoulaye Diouf Sarr waaw ak président de la République pour nu gaaw a vraiment jóg régler mbir bi sinon dinañu def sitting ci hôpital bi et puis plan d'action bi daal les jours à venir dinañ ko déterminer waaw ce sera déterminant quoi waaw la suite sera déterminant lay tàggatoo lu may tàggatoo mooy nous remercier l'équipe de Walfadjri de nous avoir donné l'opportunité vraiment d'exprimer vraiment ce que nous ressentons et c'est l'occasion pour nous vraiment que la population vraiment soit informée vraiment le problème, le calvaire que vivent les travailleurs de l'hôpital Aristide Le Dantec concernant le coopérative d'habitat. Nous savons que dans ce pays, vivre, travailler jusqu'à la retraite sans maison, c'est vivre dans l'impasse, mais c'est vivre aussi dans l'angoisse. Voilà. Voilà. Merci. Merci Lima. Et puis Ndoye dafa am benn question boo xam ne dama la ko bëgg a poser par rapport ak 10 hectares yi. Parce que si biir 10 hectares yi dafa mel ni que dafa du coopérative d'habitat bu hôpital Aristide Le Dantec moo fi ne parce que gis naa fi buñ naan coopérative d'habitat bu Kër Mbay Fall une partie des travailleurs de l'UCAD benn aussi yéen a ko moom lan moo expliquer lii. bon li koy expliquer loolu lu yomb la mooy coopérative Kër Mbay Fall dañu am 10 hectares président Wade moo leen ko jox ñàkku seen décret ñàkkurab moo ci nekk UCAD ñu jox leen 10 hectares ñàkkurab ñaari coopérative yooyu ñoom seen biir ñoo ñëw ne ñoom fii mooy ñàkkurab fi ñu toog xam nga loolu xel mënu ko nangu fekk alalu jàmbur yow ñu may la kër Thiès nga ñëw ba Tëngéej nga ne mooy Thiès loolu moom day indi problème loolu nag problème bi yëpp foofu la jóge bi loolu amee ñoom ñu ñëw waa tribunal ñëw fi ne leen fii du jóge leen fi ci jóge boobu nag ci la ay spéculateurs prox lu doolu dugg ñoo xam ne ñoom état yi xam nañ leen ñuy commencé di spéculer ci suuf si di jaay lu ñu moomul di jaay alal waa hôpital di ko nangu seeni loxo dem nañ ba indi fii gendarmerie teg ko fii ci site bi pendant 2 ans pour ñuy surveiller site bi wante bañ fa nekkee sax la tabax yi gën a jool donc loolu mooy suñu problème bi gën a ngan lu ñu mënul expliquer te bos naa ko wax benn réunion d'escos ne leen ñun bi ñu nekk yéen bi ñu ñëwee fii di xool le problème la tabax yi gën a yokk donc ñun loolu mooy suñu problème mais aussi par rapport parce que maa ngi gis décision de justice bi parce que dañ ne la justice tranche en faveur de l'hôpital Aristide Le Dantec
des maisons des magistrats gendarmes policiers à démolir mais lan moo xaw a gàllankoor mbir mi. waaw démolition bi moom tribunal àtte na ko ba joxoon ñu këyit. waaw dañu wax suñu notaire suñu huissier. ñu dem pour ñu toj ko. waaw mais nag dëgg gouvernement Sénégal. moo jël responsabilité ne fii kenn du ko toj. moo bañ ne duñ ko toj. parce que ay gendarme ñu fi dëkk. ay kilifa daal ñoo fi dëkk xam naa. waaw. ay magistrat ñoo fi dëkk daal. fii ñëpp a ngi fi. ñoo leen gën yéen ñun. gënuñu ñu kay dañu ëpp doole xanaa. ëpp doole rek mais gënuñu ñu. dañuy wax ji quoi da ngay wax mu leer quoi. gënuñu ñu dañu ëpp doole. ñun ñoo fi nekk. ñoom ñu ñëw jël suñu. mais fii yéen a ko moom yéen a ko jënd. ñun ñoo ko moom kay bien sûr. titre foncier bi seen tur la nekk quoi. non état bi weddiwul loolu. gouvernement bi kay nee na yéen a moom. waaw. état bi nee na. c'est parce que ñi ay magistrat lañu rek parce que wala ay gendarme lañ il faut ñu nangu fu seen ko. gouvernement bi toog nañ gouverneur de Dakar ñetti gouverneur de Dakar yi fi jaar yëpp ñu def ak ñoom hôpital def ak ñoom rey ñoo nee nañ fii ñun ñoo ko moom. wante nag li ci des moom mbiru nguur la. mbiru doole la. ñun nag ay liggéeykat lañ bari wuñu doole. ñun grève la ñu mën. am na temps sax dañuy grève tëj hôpital bi. mais justement fa la bëgg ñëw parce que instant bi aussi plan d'action bi comme ni ko li ma waxee. ci lañ jëm parce que ñoom ñoo ñu ci. parce que yéen ngeen émission liggéeykat. ñun ñuy faj malade muy suñu métier. ñuy faj askan wi. ñu dem ba bëgg ñu pousser ñu bàyyi malade yi ñu dee. loolu ñun suñu xol may ñu ko woon. depuis at yi yëpp dañuy muñ saa wu ñu demee directeur bu ñëw ñaan ñu. ñu bàyyi même directeur bu bees bi ku ma di ko gërëm au passage. muy Babacar Thiandoum. def naa moom réunion taxaw na ci la mu ca man ñaan nañu aussi la mu man nit ñu may ko. boo gisee ba léegi grève amul moom mooy ñaan pour ñu bañ a dem grève. ñu bañ a bloqué hôpital bi. état bi mbir mi ci loxoom la ne muy président de la république. le gouverneur de Dakar actuel moom ba mu ñëwee moom ñoo jëkk def réunion dafa ñëw même pas un mois ma dajax moom mu génn dossier bi ne ma man de vraiment lii moom dinaa ci def rapidement ñu régler dossier bi parce que. non man li ma si jaaxal mooy di ko soxna Faye sànq naka lay président joxe instruction à ce que seen dossier ñu régler ko te jusqu'à présent affaire mënuñu ko régler. mais loolu moo ñu jaaxal. kon saa yi daal waxu président Macky Sall daal ay waxi. moom daanaka gars yi considéré wuñ ko quoi. xaw ma fuy bloqué xaw ma impôt domaine mooy bloqué xaw ma cadastre mooy bloqué mais gouverneur toog nañ quand même de Dakar mun nañu naa ko may tuuti may leen ma tuuti ma régler problème bi di jox leen seen alal. tuuti bi nag mooy yàgg boo gisee ñun ñu génn tey parce que tuuti bi dafa commencé yàgg. léegi mu def un an gouvernance 1 an et demi. léegi mu def ko fa ba léegi affaire bi demul. lay tàggatoo. ñun donc li may tàggatoo. mooy di gërëm liggéeykat yi. ñu bëgg seen métier lañu. santé kenn mënu leen fay. gis nga Covid bi. moo tax ñu bari ñëwuñu. mbooloo mi yëpp hôpital yëpp mënoon nañ ñëw mais mënuñu bàyyi malade yi ñëw di xëccoo. fàttali ma ñaata personne la. waaw ñoo seeg coopérative bi. fii moom coopérative Dantec. ñi mat na 400 500 personnes. du dëgg. donc mais ñi ne fii ci site bi xam nga ñun dañu am 2 sites. site bi ak site Sangalkam. donc ñi ne fii ci site bi ñoom ëpp yàgg na jege nañ 115 personnes xam nga 115 et plus. donc ñun lu ñuy demander président Macky Sall. mooy moom day ñëw na hôpital wax ñun wax yu rafet nañu seen problème day dinaa ko saafara. te si dëgg-dëgg tamit man gis naa këyit gu jógee présidence. ñëw mu bind na nañ ñu delloo suñu alal këyit bi moom gis naa ko. donc moom joxe na ordre mais peut-être ordre bi moom moo tax. gaa yi si teg seen concu. donc dañ ci ba na ba ci teg concu mais ñuy wax kilifa yi muy ministre de l'intérieur parce que ba mu jógee présidence ministre de l'intérieur la dem. ñëw gouverneur de Dakar. courrier bi ba mu jógee présidence dafa dem ministre de l'intérieur ñëw gouverneur de Dakar. donc ñoom autorités yi jox nañ ordre bi. mais ordre bi depuis des années mënuñu ko exécuter. dinañ leen jox mais ñu xaar ba dañu sonn. léegi may ñaan gouverneur rek. di ko remercier au passage. la mu waxoon ci bureau ba ñu dajee. nay fexe rek góorgóorlu ci loolu. am nañ yaakaar lool ci moom. par man ba ma waxee dama ne ko vraiment gouverneur je suis rassuré. ba ma waxee man dama ne ko gouverneur je suis rassuré. yàgg naa dajax ay gouverneur mais yow mii fi toog actuellement li nga ma wax nii. ne ma naa la may tuuti ce problème est réglé définitivement ma gëm la ci loolu. maa ngi lay xaar ci loolu. mais boobu def yàgg na. waaw léegi mat na 1 an. 1 an ba léegi. réglé wul dara quoi. donc problème bi demul. donc ñun ñuy ñaan mu gaaw. sinon bu gaawul. li ñu doon bañ rek ci la ñuy jëm. tëj hôpital bi. waaw jàkkaarloo. dañuy jàkkaarloo askan wi mais dañuy jàkkaarloo kilifa yi. jërëjëf merci Seydina merci beaucoup. xam nga contexte bi ñuy defee émission bi tey dafa nekk ci benn contexte boo xam ne ni ñu bëri ñu ngi posé wu la question ci crédibilité suñu justice bi la
parce que tey jii bu ñu demee bay convoquer ay citoyens ñu ne ñoom duñu wuy ji parce que wóoluwuñu suñu justice lii moo tax ñu di ko wax lii moo tax ñu di ko wax parce que ñuy ay citoyens lañu jënd seen terrain ci légalité mais titre foncier mooy lépp mais titre foncier état bi sax amul droit di ci teg tànkam wala bu fekkee da koo soxla foofu mu dédommager ka nga xam ne moo ko moom waaye tey jii bu ñu demee ba ñu nangu seeni terrain ñu dem ci justice tranché te jusqu'à présent mënuñu jotee ci seeni terrain on se pose la question lan mooy crédibilité suñu justice bi question la boo xam dañuy posé parce que nit ki bu fekkente dafa am lu ko metti mais du ko fajal boppam fi mu mën a dem mooy ci justice maanaam fu mbaxadee doone benn kon bu fekkente ne suñu justice bi àtte na wax na ne ñii kat ñoom ñoo nekk ci dëgg ay yéen dañ la war a delloo seeni terrain mais fukki at ak juróom-ñett ñu topp di daw seeni terrain ba fu mu toll ni mëntuñ ko jot mais lii vraiment dafa xaw a métti quoi te li ma ci gën a métti mooy décision justice bi nga xam dafa bàyyeekoo ci ñoom mu ngi nii moom la gars yi bind mu ngi nii parce que dañu ne ay kër dama ko wax ci français dama koy wax ci wolof pour mu leer ay kër yoo xam ne ni ay magistrat ay gendarme ak ay anonyme ñoom ñoo koy jël daal di fiy dëkk nangu ko ci ay liggéeykat yoo xam ne ay liggéeykat Dantec lañu tribunal joxe na digal pour que kër yooyu la ñu toj leen mais jusqu'à présent kër yooyu la kenn mu leen toj ndax lan ndax ñi fi nekk ay boromi mbagg lañu ay magistrat lañu wala ay gendarme lañu mais ci ban réew la ñu ne non dañu wax di dëgg ndax magistrat bi moom moo gën journaliste bi wala moom moo gën infirmier bi nekk hôpital Dantec ndax gendarme bi moom moo gën ki nga xam moo nekk hôpital Dantec mais il faut que ñu xam ne Sénégal benn bopp la amul fi kenn koo xam moo gën ka ca li am fii ci li ma gis ci kamb bii wax dëgg yàlla injustice la parce que dama doon gis ay titre ay terrain flottant yoo xam dañ ko doon nangu ci ay nit mais bu ñu demee bay nangu ay titre foncier mais je me pose la question ñi nga xam ñoom am ay terrain ci titre foncier mais war nañu bu ñu tëddee dootuñu nelaw parce que titre foncier boo gisee mu doon am c'est parce que da nga doon nekk à l'abri ci yu bari mais tey jii ba nga xam ne yow ci titre foncier mënutoo nekk à l'abri mais on se pose la question ci ban Sénégal lañ ne en tout cas à travers ma voix maa ngi sàkku ci état bi ngir problème bi ñu jël ci ay matukaay yàgg naa ko wax te du ma denc ci di ko wax dinaa gis nga président Macky Sall bu deful ndànk foncier bi dina taal Sénégal ñu ngi naan pétrole ak gaz certes ñu ngi naan politique bi certes waaye foncier bi bu ñu deful ndànk dina taal Sénégal te ñi ko nar a taal nag mooy fonctionnaire yi nga xam ñoom nekk ci biir nguur gi parce que li ñu nekk di def actuellement ci dëkk bi dafa doon loo xam wax dëgg yàlla dafa jéggi dayoo kon président Macky Sall ñu ngi sàkku ci à travers ma voix ngir problème bii nga jëm cee jël ay matukaay parce que ñii ay borom kër lañu te kenn ku ci nekk la nga bëgg mooy ko boo liggéey ba dem à la retraite nga jël sa jaboot am foo leen dugal mais nit ki cotisé ba nga xam ne ni am na terrain am tabax moo ci des ñu jël terrain boobu lay jox ko keneen wax dëgg yàlla loolu dafa métti quoi kon maa ngi sàkk wax dëgg yàlla lu li mel ñu jël ci ay matukaay kon ñu ngi leen